Lac de Guiers 2 bërikat moom la yoon teg loxo ci ay mbiri visa yu ñu doon luubal ak yooyu. Pikine ñaari nit ñu bokk yaay ñoo fa doon xeex kenn ka rey morom ma ci coowal Eumeu Sène musiba naaru laay. Sidaat Thioune bu RFM directeur am daf ko suspendre ne ko noppil agum ndax waru may wax nga ciy teg baat dictature mentale la loolu. am na ñuy jañax président Macky Sall ngir CPI atte ko pour haute trahison waaye état bi defaguñ ci dara. Cour des comptes nee na quai de pêche bu Mboro 179 millions la ñu génne ci gafak ak réew mi te kenn mus koo tabax fictif maanaam loolu amul 279 millions ak lu teg la ñu def ci quai de pêche bu Bargny te foofu léegi garage mécanicien la doon xaalis boobu fu mu dugg. OCRTIS jàppati nañ 18 kilogrammes de cocaïne drogue mooy bi ñuy xencu réew mi jaxasoo na benn waay daal fa ray rakkam bu góor fu ko dóor ba mu dee seddu guy xam nga lan moo tax mu ray ko rakkam bu góor bi fa doon critiquer Eumeu Sène mbër maanaam naan Eumeu mënta bëreeg Eumeu lii deful lii Eumeu daal Eumeu la te mag ji supporteru Eumeu Sène la rek mu dóor ko mu dee yëf yaa nga amee ca diwaanu Pikine Ndakaaru waa ma ne yow de li nga def xam naa ne du neex Eumeu Sène de ray sa rakk bu góor ndax fa doon critiquer wax lu la neexut ci Eumeu Sène fa ngaa juum ndax amut ku yàlla bind koo xam ne ñëpp fa ñoo d'accord ak moom yàlla mi bind jaam yi sax am na ñoo xam ne gëmuñ ko yonent yàlla Muhammad am na ñoo xam ne gëmuñ ko kon nit kuy dund ku ne fa ngay xam hay noonu xam ñu d'accord ak yow am ñu d'accordut ak yow loolu nag fañ ko war a nangu waaye sama mbër la kenn du wax ci moom lu ma naqari rek nga dóor mu dee gàtt xel weesuwut loolu duna yàlla na leen yàlla yërëm. fa xam benn ndaw loo xam ne fa faatu ñàkk bakkanam ca hôpitalu Tivaouane ba waaye ay waajuram fa ñoo tuumal docteur ya médecin ya ca hôpital ba ne fa ñoo sàgganee seen doom ji ba mu dee maanaam la waroon médecin ya defuñu ko fañ koo seetaan rek mu dee l'observateur moom fa ñoo xamal ne fa xam benn waay bu ñu wax ne fa doon jàngal alquran nee nañ nag fa violé siif tëddee juróomi xale yu jigéen ba yóbbu nañ ko tribunal atte ko daan ko fukki ati kaso yëf yaa nga amee ca diwaanu Louga ba kaa ñu doxoon ba ca France sunu doom ya nga xamante ne ñoo fa nekk di étudiant ya fay jàngee ñoom ci seen jëmi bopp laax fi toll ni tombé jomet la ñu def toog na ñaari weer yoo xamante ne jotuñu aw bourse dëgg-dëgg yi la étudiant soxla na ndimbal waaye yéen mi la mbër ana lan la def ba nu jàpp ko yëgle kaay gi naan man Lac de Guiers 2 ci jëmi boppam jàpp nañ ko ci ay mbiri visa de les ko jàppee une dizaine de plainte contre lui waaye plainte yee bari moom ak ki nga xamante ne moo di bras droit mbii di AS Diagne mbër mi ci jëmi boppam Lac de Guiers 2 yëgle kaay gi naan man këram lañu ko fekk jëli ko de da ngay seet lii rek problème mu visa moom lu mu ko wutee ak lu mu ca doon dugg ak lu mu ca doon def champion bu toll ni moom yëgle kaay gi naan man moom kay yo ku jum daanu une vingtaine de millions préjudice la ca Bignona la fa xew a yéeme te doy waar yëgle kaay gi naan man gone gu am 5 ans moo réer ñu daal di koo gis mu daal di faatu ci aw garage mécanique la ca Ndakaaru njaay jël jóob te mooy ko di ca yëgle kaay naan man dorog bi jàpp nan ca lu tolloog 18 kilogrammes aw dorog wépp fii daal la réew mi toll yëgle kaay gi naan man kii ni dañ koo négliger ba mu faatu ca hôpital te awoon ba ci jëmi boppam moo jara waxtaane libération yëgle kaay ni ma kaay ma wax la keneen koo xamante ni moom la ñu fekk ca këram mu faatu ca Yoff waaja Jules Marchand lay wuyoo enquête ba xam nga lu mu jot a wax des koo fekk mu faatu ca këram loxo yi ñu takk ko ca ginnaaw yëgle kaay gi naan man enquête bi li mu jot a xamle mooy des koo naq étouffé ko ba mu faatu képp kuy jigee ñaalee nag fi mu toll nii tembe ña ngi lay laaj ak lijjanti di xool ni ko la ñuy doxalee ba xam ana lan moo ko faat ak ku def lu ni mel ay sunu réew mi la fii de li réew mi toll yëgle kaay gi naan man nanu ko tëjee nag ci ki nga xamante ne ab maître coranique la maanaam sëriñub daara moom ci jëmi boppam juróomi xale la violé wépp 10 ans de prison ci kaw ndoddam mbir mu ni mel ñaaw te doy waar ma nga xewe fa Louga ay waay yéemeeti na doy dina waar ñi seeni mbir tàmbalee neex l'observateur ne nañu ñooy njabootu ndem si yàlla Ousmane Beng ak compagnie ci seen terrain titre foncier 1451R ci Rufisque titre foncier googee tolloon ci ñaari téeméeri hectare journal bi ne nañu ma ngay bëgg a dellu ci loxoy njaboot gi ginnaaw dogalub tribunal grande instance hors classe bu Ndakaaru mu di nag lu nar a dellu siwaat coowal 94 milliards yu fi Ousmane Sonko doon tuumal Mamadou Mamour Diallo Demba Anta Dia mi mandataire bu famille bi di wax ci biir l'observateur ne rafet nañu njort te it am nañu yaakaar ci président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko ngir jotaat ci seen yëf. Une histoire de départ ou bien d'arrivée mousse pour ne pas dire une histoire de pétard mouillé voire de Mbayar en lieu et place de Narougour. Bon, la solution dans 2 ans baisse des prix annoncés pour aujourd'hui. Prost, l'apôtre du bourreau comprenez Ousmane Sonko, son excellence le premier ministre du Sénégal reporte la baisse annoncée par le président Bassirou Diomaye Faye. Waouh, s'agit-il là du désaveu du PR par le PM pour l'instant Tribune continue de renseigner il y a des préalables pour parvenir à baisser les prix selon le PM. Waouh, que retenir d'autre autour justement de cette actualité avec à la clé la solution dans 2 ans pour une baisse des prix annoncée aujourd'hui signé Prost, l'apôtre du Bourroc sinon ce qu'ajoute Tribune continue comprenez le gouvernement va encore parler avec les Sénégalais et plus que les Sénégalaises et
Sénégalais retiennent une seule chose, diguer bord là, l'observateur l'Obs de revenir en long et en large sur les denrées de première nécessité. Pourquoi faire? Pour nous livrer la vérité des prix. Et celui qui est pris au mot dans le journal du groupe Futur Média, c'est Sawai, le PM et apôtre du Bourok Pros, Ousmane Sonko, l'homme, en tout cas, a soutenu, d'après l'observateur l'Obs, si le blé, le riz, l'huile, le sucre sont importés, notre marge de manœuvre sera moindre. Et c'est probablement dans une moindre mesure que Aziz Ndiaye, grand importateur de chevronné de son état, de confier dans l'observateur l'Obs, le prix de revient du riz est supérieur au prix de vente voulu par les Sénégalais. Mais à propos du Sénégal, le mandat quotidien tient à indiquer la priorité des priorités, pour ne pas dire la super priorité des super priorités. De quoi s'agit-il, Wai? Réduction du train de vie de l'État au Sénégal, une demande sociale pressante, d'où l'empressement de Vox Populi de prendre au mot Sawai Pros, l'apôtre du Bourok, le PM, Ousmane Sonko. Bon, les assurances de Sonko. Quant à la baisse des prix, voilà ce que nous livre, bien entendu, Vox Populi qui renseigne ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Sawai. Comprenez, on va diminuer le coût de la vie. On en parlera d'ici quelques jours. Mais à ce jour, l'As continue au sujet, bien entendu, des solutions autour de la baisse des prix des denrées de première consommation des tenants actuels du pouvoir, sans dire voir pour l'instant qu'une histoire de Diane si par. moom Ousmane Sonko yéen kaay bi naan man dàq na ba jëmmi jamono wàññu njëg gi nga xam ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye annoncé woon na ko. moom Ousmane Sonko naan laataa ñuy wàññi njëg yi am na lu ko jiitu. gouvernement gi nag dina wax ak sénégalais yi. yéen kaayub des médias bi naan bees ba ñu waxoon ne tey ña nga jang-jangeeg moom yóbbu boo moytuwul fii ak ñaari at Vox Populi naan ko déet moom Ousmane Sonko nga naan assurance laa def wàññu dund gi te fii ki fan mani la du yàgg dees na ko waxtaane Sonko nga naan leen su doon dund gi Sénégal la amee ñu bàyyee fi yépp lépp di fi bàyyee koo wàññi gi moom day doon daar waaye comme mbiri bitim réew lay jógee faaw mu mitti daal terewul ma nga naan leen wàññi gi mënta ñàkk faaw ñu jëfee ko ci réew mi waaye autosuffisance gi moom dees na ko jéem a matale ci réew mi ba fii ak ñaari at Sénégal gis dëgg-dëgg ne ak coppite am na ci seen réew Vox Populi naan maan lii la Ousmane Sonko xamle l'observateur naan kon en tout cas vérité des prix mooy dëgg-dëgg njëkk yi na muy bàyyeekoo bitim réew ñëw ci réew mi moo tax wàññi gi moom mënta ñàkk moom premier ministre Ousmane Sonko naan leen bu dee blé bi ceeb bi ak dëwlin bi waaye tam suukar si dañ koy jëlee bitim réew lan ca mën ngir wàññi ko du diis du miti faaw nag ñu amal sunu bopp sunu yëfi bopp te loolee ci la ñu nekk moom Aziz Ndiaye importateur na njëg yi nga xam ne moom la Sénégalais yi bëgg jëndee moo gën a tuuti sax njëg yi nga xam ne moom la ñu jëndee ñun ca bitim réew. lii le quotidien ginnaaw accident bi amoon ci aéroport international Blaise Diagne ak roppalaan gile ubbi nañu l'enquête nag ngir xam dëgg lan moo ci tukkee te procureur bu Mbour nag sóob na ci loxoom ginnaaw bi ñuy xaarandi ci ndakaaru capital gu Sénégal gile ab équipe bu Boeing ngir dikk ci ndakaaru capital bu Sénégal ngir lañ ma dëgg li xew ci aéroport bi le turbine yéene kaay nañ ko wax te dee ndax roppalaan bi daal roppalaan poubelle dëgg la laa wax ni ndax naaw na ca Cracovie naaw ca Roumanie la tax mu yegg ci ndakaaru capital bu Sénégal ana ñu ne woon nguur gi day dellu ginnaaw nag ci wàllum littoral bi le ubbil sur quotidien nañu Ousmane Sonko day waaw daal dina ne saraax dugg na kon ca biir littoral ba la ilaha illallah ngir jàkkaarloog ñi nga xam ne nag maanaam ñoo fi nekk di jaxat-jaxatee kon wàllum suuf si le yéene kaa gi ne dama ne la gis nga kilifay bees si le waaw tànk yii ñu taxawee njortees nañ ne duñ dellu ginnaaw de déedéet ci ñi nga xam ne kon maanaam dañoo jël suuf si kon di ko jaxat-jaxatee wàllum littoral ba waaw bés fi la journée dama ne Ousmane Sonko day waaw daal dinay dakkal nag lépp Ousmane Sonko a tout arrêté ñaf yor yéene kaay gi réew mi quotidien ne dakkal nag wàllum liggéey yi nga xam ne kon moom moo am waaw ci wàllum domaine public maritime bii premier ministre ba day nee na du dellu ginnaaw de maa la ko wax bu dee Macky Sall conco la jëloon teg ko ci ay kayit waaw Ousmane Sonko mi ne kurpeñ la téye kurpeñ la ilaha illallah ay tey gars yi dee la main ferme de Sonko laa la wax libération yéene kaay ne Ousmane Sonko day waaw ma ngay lëmbat nag wàllum littoral bi lée di ko fuyee waaw lépp luy xeetoo kon ak wàllum tabax ak lu ni mel daal dinañ koy dakkal suspendre ko fii ak ñaari weer révélation yéene kaay ne auditu domaine public maritime bi lée ci Ndakaaru waaw tabax yëpp Ousmane Sonko daal dina koy dakkal ba fii ba ñaari weer Sud Quotidien ne ko may ma ma yeggali dama ne la premier ministre ba day dossier wàllum littoral bi lée waaw moom lañ ko jox ñaf looloo tax nag ba Ousmane Sonko mi lée waaw daal dinay taxawal benn commission ad hoc ngir muy contrôler ak a vérifier lépp luy xeetoog wàllum titre ak occupation ci wàllum domaine maritime
santé publique bi la ci région de Dakar maa la ko wax Cheikh Omar Sy ancien député ci bis bi le jour waaw nee na gis nga commission boobee ay nit ñoo xam ne dañoo am nag ci suuf si mais waruñ leen dugal kon ca commission ba Walfadjri ne ko loolu nag moo am déet waay yéene kaay Sidi Lamine Niass gi ne dama ne ay membre au conseil des collectivités territoriales ak ay membre conseil économique social et environnemental waaw mais ñooñee lañ copte dugal leen ci commission ad hoc bi laa la wax ci wàllum littoral bi maa la ko wax waa lii moom réalité politique moo ko waral wala lu safaanoo paradoxe la wala réel politique la moo ma ci jaaxal li jaaxal nit ñi kay libération yéene kaay nee na construction wàllum tabax quai de pêche ba Mboro waaw lu tolloog téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent yu tëgës lëf 179,665 millions waaw yoo xam ne dañ koo décaissé ci marché boo xam ne yow fictif la way Samba la ilaha illallah dama ne la Cour des comptes day ña ngay sàkku nag ñu topp kii di directeur général bu Lamp Fall BTP te dàq nag société boobu ci marché public bu Sénégal. ñi xibaar naan ñu étudiants sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu France jamono ji sonn nañ ba mara détail yi lu ko waral ñaari weer yoo xam ne toog nañu fayeekuwuñu ay bourse yéenekaay gi de Les Échos xëy duñu xibaar naan ñu mbër mi de Lac de Guiers numéro 2 teg nañu ko loxo ci lu jëm ci wàllum escroquerie visa ndax lu ëpp fukki plainte yoo xam ne daan nañu ko koy plainte këram la ñu ko jàppee këram la ñu ko tegee loxo. Partisan d'Amadou Ba qui donne de la voix et invite l'ancien premier ministre au combat. Dans le journal Point Actu, nos confrères nous expliquent que les partisans de Amadou Ba venus l'accueillir à l'AIBD lors de son retour au Bercail exercent une pression sur l'ancien candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar et lui demandent de foncer. Amadou Ba, avec son score de 35,79%, est actuellement le chef de l'opposition et il hérite sans effort d'un appareil politique. Et maintenant, reste à savoir s'il est prêt à se battre pour arracher l'APR. itam ci lël bi nga xamante ni amaloon nañ ko foofee ca école boobee di lycée John Fitzgerald Kennedy foofu nag association bi nga xamante ni daal ñoom seen liggéey moo di xeex li nga xamante ni moom moo di dépigmentation artificielle jigéen ñi nag demoon nañu foofee ci xale yu jigéen yooyee daal di waxtaan ak ñoom ci yenn danger yi nga xamante ni moom moo nekk ci produit yi xeesal yi nga xamante ni jamono bii xale yu jigéen yi ñu ngi koy daal di utiliser te nag gën ngaa fës daanaka ci réseaux sociaux yi lañ koy jaaralee def publicité bi ba nga xamante ni dina mën a jàll yooyee nag nekk nag ay naxaate yu nga xamante ni daal naxaate képp la waaye nag du leen loo nga xamante ni mën na assurer lii di sécurité xale yu jigéen yooyee ba ñu mën koo dundaale ba daal di génn àdduna loolee sax moom moo waral association boobee nga xamante ni daal moom moo di TK lëkkaloo ak société sénégalaise de dermatologie ñoom nag jamono bi taxaw temm rek ngir ñaax xale yi ñu def nànk ci yenn produit yi nga xamante ni jamono bi gis nañ ko fii ci biir réewum Sénégal te sax li ci gën a bëri daanaka bu ëppee ñaari at dafay yàq yaramu doomu aadama ñu daal di wax itam ci mbir mu doy waar bi nga xamante ni xew na fii ci diwaanu Thiès kaay mu di mbirub xale bu góor bu nga xamante ni daal daanaka moom waajuram bu góor daf ko daal di porte plainte ñaareelu yoon laata bu yoon bu njëkk bi nag moom xale bu góor bi dafa daal di woon sàcc li nga xamante ni moom moo di segu papam moom nag daal di ciy bind rek somme bi nga xamante ni toll na ci 300,000 francs ngir war koo retiré ci banque moom xale bu góor bi nag daanaka sax amul woon li nga xamante ni moom moo di âge ngir am carte d'identité waral mu lëkkaloo ak benn xaritam daal di dem ci benn banque bu nga xamante ni mu ngi ci fii ci diwaanu Thiès kaay ngir retiré xaalis boobu ñoom nag bu ñu àggee foofu kii ca banque boobee biñ ko retiré rek lañ daal di notifié kii di waajuram bu góor moom sax moom moo signalé ni que kat banque boobee daanaka du moom moo joxe ndigal ngir ñu daal di retiré xaalis boobee wala sax police ci saa si la daal di ñëw daal di teg loxo xale bu góor boobee yoon bu njëkk ba sax moom xale bu góor bi waajuram daf ko daal di jéggal ngir daal di koy maanaam yërëm waaye nag yoon bu mujj bi itam moom xale bu góor bi comme que nag fàttewul woon li nga xamante ni moom la dundoon foofee ci diwaanu police mu daal di jëlaat beneen segu waajuram bu góor retiré ci li toll ci 1 million de francs CFA ànd ak xaritam bile yoon nag waajuram bu góor bàyyil mu jàll ndax nag daf ko daal di yóbbu ci police moom sax doomam ji dañ ko mujj daal di defeere yóbbu ko ca kaso ngir xaal nag atte ko mu nekk nag mbir bu nga xamante ni moom waajuram bu góor nee na cette fois ci du bàyyi mu jàll ndax nag doomam daf ko bëgg a yar xamal ne ko kat sàcc sa alalu waajur baaxul benn yoon. Ousmane Sonko nee na nañu arrêté ba tey travaux yi am ci corniche bi ba ñu ubbi ak enquête xam ñi fa am terrain fu ñu ko jëlee ak nu ñu def ba am ko ak lu ñu ciy tabax moom Ousmane Sonko nee na ñi doon xaar wàññeeku dund gi ci diir bu gàtt mënu la nekk de ndax li ñuy dundee dañ koy jëndee ci yeneen réew ñooy imposer Sénégal lan la ñuy jënd seeni njëg pour ñu mën a wàññi daal faaw nu moom suñu bopp mën a bàyyil suñu bopp am autonomie te loolu mën naa def yaari at moom Ousmane Sonko joxe na ay ndigal ngir xar yi ak njëkk yi yomb ba sénégalais yeeg góorgóorlu yi ku ci nekk mën a jot ci xar yi te tabaski bi jaar yoon waaw Waly Diouf Bodian directeur bu port nee na dina naqari lool gouverneur réew mi ak ay opposants yoo xam ne ay milliardaires lañ
général Martin Faye mi ñu dénk gendarmerie nee na président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daf ni ko fexeel ba gendarmerie jubóowaat ak askan wi mu nekk mi xeetu armée nation waaw. ci nekk ci ñun yàlla nga am xar waaw am xartum ndeysaan maa ngi nuyu bu baax a baax di profité ci occasion bi di nuyu sama xarit Serigne Abdou Salam Sarr moom day sama waay la moom day sama waaye Serigne Abdou Salam Sarr maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàcc waayam di nuyu képp ku ñuy teewlu rek di ñu bàyyi xel mbokk yi nag ñu waxtaane tuuti rek ci kawte fi bàjjen xuja Serigne Abdou Salam Sarr def ci ay tegtal ak i jàmmoo mënta ñàkk te lu mënta ñàkk nag faaw mu am ayca kawte fi bari na lool ñii doon xeex mag ak rakk ci Sa Thiès ak Eumeu Sène ba kenn ka faat morom ma loolu rek lu doy waar la critiquer Eumeu Sène tax mu faat morom ma kii bëgg Eumeu Sène dëgg la def mi ngi noonu mais nag ëpp na dafa ëpp ay mag ak rakk làmb wóoru leen a boole ay mag ak rakk politique wóoru leen a boole ay mag ak rakk lenn wóoru leen a mën a boole ba reyante di ci am kon donc ëpp na te lu ëpp tuuru donc mu nekk loo xamante ni kawteef la lu ñu war a waxtaanee waaye itam leneen ca la ñuy waxtaanee rek bokk na ci maître coranique bi nga xamante ni moom ne ab sëriñu daara la violé juróomi xale ay xale yu ndaw yu tuuti kalaxtaan kon a xam na ne xale bu jigéen buy jàng du mag donc mu daal leen di violer lu tolloog juróomi xale donc loolu itam nekk lool lu yéeme la te doy waar dorog ba nu jàpp 18 kilos yo itam doy na waar Lac de Guiers 2 coowam ak mbirum visa yi ba nu ngooy ko ci itam doy na waar également ak itam ak ki nga xamante ne rek moom la ñuy wax ni dañ koo négliger ba mu faatu ca hôpitalu Tivaouane itam doy na waar yéeme na ba doy waar donc lii mooy li nga xamante ne mooy kawte fii ñu leen indi rek ngir ngeen waxtaan ci commentaire yi waaye itam di leen fàttali ni leen rek képp ku am ay jafe-jafe ci sa dëkk lu mel ni nga soxla ay ab tali mbaa nga soxla am ndox mbaa nga soxla courant sa dëkk wala ay jafe-jafe nekk fa donc may nañ leen ngeen wax ko ci commentaire yi bu ko defee ñu leen ko lire ci li nga xamante ni moom moo di commentaire yi partie café gi ci revue de presse bi ndax am na partie boo xamante ni yéen ñiy teewlu revue de presse bi yéen leen ko jagleel ngir rek seeni commentaire ñu man di ko jàllale bu ko defee rek mu mën di àgg fi nga xamante ni xëy na seeni kàddu àggu fa àgg fi nga xamante ni fépp foo xam ni rek sunu kàddu ñun yegg na fu ni mel voilà donc ñu daal di dikk ak yéen nag ci li nga xamante ni moom mooy commentaire yi képp koo xamante ni commentaire mbokk yi xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askan sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkatina dalee na jàmm. lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal, bonjour. Chers internautes du Enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas ko nga guux bala ngay naan bay simbuleex mox la li xew ci réew askanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw laan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca seet ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Mais la Tidonga de Tchei Allah Founou Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yéen doog jàmm. tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que Diomaye Sonko te Sonkoy Diomaye boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel Jaakin Diop te ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah.